Grande émission sur votre chaîne Taco TV. Oui, avec votre émission préférée, École ak Mame Khalifa. Émission bu mag baa ngi noonu mbokk yi yegsi na yéen a ko doon laaj émission bu mag bi Mame Khalifa di leen koy defal l'école ndaanaan ci biiri ndaanaan di ci dalal ay morom yi ndaanaanam. Question réponse entre enseignant et enseignant, élève et enseignant. ay jàngat yu am solo ci biir école yi wante du ca yam di dalal enseignant yi benn par benn ñu jooy li nga xam ne moom moo leen metti wax li nga xam ne moom moo leen naqari ci biir enseignement bi xanaa leer ne woon na la yow mi doon wër Taco TV lépp fii lay leeree Garanga votre chaîne préférée duñ ko fàtte toutes les mardis chargé sa téléphone toog di ko xaar yu doy waar seen émission l'école ak Mame Khalifa yamul ci loolu yow mi nga xam ne seetaan na vidéo bi nga am ci ay question bind ko ci suuf moo xam question yu jëm ci élèves yi la wala ci enseignants yi wala jàngat yu am solo yi ñuy def ci biir daara yi bu ko defee ñu andi la si yeneen émission yoo xam ne yu am solo la kii émission baa ngi noonu l'école ak Mame Khalifa sur votre chaîne préférée Taco TV lumière du cœur leeru xol leeru xol leeru xol leeru xol yi mbokk yu baaxoo di suivre seen émission école ak Mame Khalifa nuyu nañ leen fi ngi leen daan nuyoo suñu chaîne YouTube bi di Taco TV la lumière du cœur seen émission bi ngeen baaxoo di koy am semaine bu ne ci seen chaîne YouTube boobu di Taco TV nuyuwaat nañ leen suñuy antenne di leen wax yal na yàlla defal leen jàmm yéen ñëpp te na suñu émission comme nañu ko daan defee rek di andi suñu am suñuy invité dalal ko waxtaan ak moom li nga xam ne moom moo aju ci jàng ak jàngale ñu war a am nag suñu invité boo xam ne moom la ñuy wax Modou Fall nekk directeur fii la ca IEF bu Matam moom la ñu war a dalal suñu émission Modou Fall ñoo ngi lay nuyu. salaamaaleykum wa rahmatullah Mame Khalifa maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu sa ay auditeurs yëpp di nuyu waa Taco TV yëpp aussi di la jaajëfal di rafetlu bu baax a baax liggéey bi ngay def. waaw jërëjëf Modou ci nuyoo bu am solo boobu kon ñu ngi lay dalal jàmm fii ci kër gi seen kër la émission bi seen émission la yéen a tax ñu koy def bon bu ñu la waxoon nga defal ñu benn xamle da nga ñuy wax kan mooy Modou Fall. jërëjëf Mame Khalifa Modou Fall nag mën nañu wax ni benn waalo la bu dëkk bu ñuy wax Ganket Bala fële si commune Kër Momar Sarr si ñi nga xamante ni xamuñu Ganket Bala mu nekk aussi benn dëkk bu am solo aussi am taarix si tarixa Cheikh Ahmed Tijani c'est tarixa Tijaniya parce que sunu maam Cheikh Ahmed Tijani moom presque mën nañu wax ni moom moo def publicité Ganket moo tax nit ñi xam Ganket donc Modou Fall foofu la dëkk instant bi nag directeur d'école la clé en main fii si IEF bu Matam si gàttal daal Modou Fall mi ngi noonu seen benn ndongal daara la waaw bu nekk fii si IEF Matam en même temps nekk directeur clé en main. jërëjëf Modou ci xamle boobu nga def pour suñu mbokku internet yi ñu mën a xam kan mooy Modou Fall bon waxoon nañ la 5 moom moo nekkoon ouverture école yi ci la enseignant yi war a delloo ci daara ji ak seeni directeur est-ce que ouverture boobu yéen en tant que ay directeur réussir nañ ko wala déet. waaw bu delloo si question bi nga posé Mame Khalifa ndax ouverture bi le 5 réussir nañ ko wala réussiruñ ko foofu man damay wax ni ku si nekk am na noo koy apprécier bu delloo ñun si sunu cadre établissement bi nga xamante ni moom la ñu gérer dañuy sant yàlla bu baax a baax parce que personnel bi ñëw nañu élèves yi aussi la majorité ñëw nañu donc on a pu démarrer le 5 malgré nag certains manquements yu nga xamante ni constaté nañ ko parce que dañu dund ci benn période marquée par la pandémie de la Covid-19
ñu war a respecter les mesures barrières donc foofu mën nañu wax ni matériel bi moo manqué quoi moo manqué matériel bi moom manqué na trop waaw surtout bu delloo ci wàllu masque yi ak yooyu bien que lavoir yi am nañu ko am nañu aussi ay détergent ak savon mais daal masque daal presque mën nañu wax ni moo fa manqué woon quoi donc mën nañu wax ni ouverture bi réussir nañu ko presque à 80%. bon kon mën nañoo wax ni kon réussir ngeen ko à 80%, loolu dal na xel, mais li ñu ci jaaxal ci biir wax ji mooy li nga xam ne moom mooy masque yeeg savon yi eau de javel bi xaw na manqué ak fii réew mi toll nga xam ne ñu ngi wax Covid. Est-ce que kon loolu noonu du risque pour que élèves yi ñu war a jóge seen kër war a jàng si te ñu ñëw ci école yi te la ñu war a moytoo yëpp mu xaw a manqué si yaakaaroo ne loolu tamit danger la ci élèves yi jàng ci école yi. waaw mën nañu wax ni risque la si ñi nga xamante ni jàpp nañu ni feebar bi mi ngi fi ba tey mais du risque si ñi nga xamante ni jàpp nañu ni feebar bi jeex na man nag si ñi nga xamante ni jàpp nañu ni feebar bi jeex na dans la région de Matam man si laa bokk moo tax pour man amatul risque bi amatul dañ koy santee nag yàlla sunu borom waaw parce que moyens yi nekkuñu fi te xale yi war nañu jàng donc bu nu nekkee naan dañuy xaar ay masque wala dañuy xaar ay savon jàng bi day tardé day tardé donc pour man nañu jàng rek incha allah yàlla dana suturaal. kon pour yow mën nañu yem rek ci li ñu gisagul en attendant léegi xale yi toog nañ presque 8 mois yoo xam ne ñoom jànguñu ko muy juróom-ñetti weer yoo xam ne ñoom demuñu ko ci l'école yi jànguñu ñi ngi woon seen biir kër yi ndax Covid bi fi nekkoon ba tey mi ngi fi donte wàññeeku na bu baax léegi yéen jàngalekat ngeen est-ce que seetlu ngeen benn manquement benn wàññeeku ci xale yi seen niveau ñu tolloon est-ce que ñaa nga fa ba léegi wala li ñu jàngoon yu bëri dañ koo perdre ak nan ngeen di def ba bu fekkee dañoo perdre ngeen dabaatal loolu ñu ñàkkoon ci seen année seen weer yi ci gannaaw. waaw remarque bi nu def moom mooy xale yi désapprendre nañu bu baax a baax si durée bi nu toog parce que durée bi nu toog jàngunu dafa bare presque ay 7 mois donc loolu c'est très normal pour ñu désapprendre mais si loolu teg nañu ay mécanismes de rattrapage quoi pour les recapaciter mooy renforcer seen niveau li nu perdroon ñu jëm ko dabaatal waaw moo tax instant bi boo xoolee école yi révision la ñuy def mois bi révision pour delloo si niveau xale yi parce que li nu toog dafa yàgg ñu bare dañu désapprendre moo tax mois bi ñu consacré ko ba décembre si ay révision. waaw loolu dimbali lañ ci mën a dimbale ñu fàttaliku waat li ñu jàngoon léegi bu ngeen duggee ci année scolaire bi di 2020-2021 nan ngeen fas yéenee jàngale pour que ñu am jàngale bu am qualité jàngale boo xam ne dina mooy wuute ak yi fi daan jaar xam na xale yëpp daan ci mën a yokk xam-xam bu baax a baax nan ngeen préparer yéen pour que ngeen commencer année scolaire bi ñuy bëgg a dugg di 2020-2021. waaw maam Khalifa maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci question bi bu delloo ci anam yi nga xamante ni moom la ñu fas yéene jàngale ci at mu bees mi ñuy waaj a dugg man jàpp naa ni ni doon jàngalee rek la ñuy continuer di jàngale waaw lenn dong pour man moo mën a perturber jàngale bi xajamal ko moom mooy mu am ay perturbation comme ay grève wala lu ci mel na genre pandémie yi loolu daal foog naa moo mën a ñëw xajamal njàngale mi parce que enseignants yi am nañu confiance ci ñoom am nañu qualification aussi waaw am nañu formation aussi donc bu amul perturbation amul foog naa jàng mi daanoo jàngale ci anam bu am solo
waaw. waaw kon loolu ngeen yéene yal na ko yàlla mottali mais phénomène bi xew léegi il fallait que ñu wax ko parce que yaa ngi dégg fii Barça Barzak est-ce que yéen a ngi préparé ay cours wala ay sensibilisation yoo xam ne yéen a nga koy jëmale ci xale yi parce que ñoom ñooy nekk ay jeunes ci kanam tuuti ñooy nekk ndaw yi est-ce que yéen ngi préparé di leen orienté di waxtaan ak ñoom ba génne loolu seen xel bi ñu nekkee xale ba la ñu ko màggaale en plus dañuy seetlu ci dëkk bi ñoo xam ne ay kilifa lañ ñun ñëpp xam ci dëkk bi dañuy ñëw wax lii boo liggéey ñu ñëwaat wedd lañ waxoon démb seen waxu démb day wuute ak seen waxu tey mu nekk ay jikko yoo xam ne wala phénomène boo xam ne dafay feeñ ci dëkk bi ñu leen di ñaan comme que ñun suñuy doom lañ leen jox ak suñuy rakk suñuy jarbaat te doom ci xol la sax te buñ leen joxee du jàng rek mais dañu bëggat ay yeneen qualité ngeen def ko suñuy doom yi ñuy laaj est-ce que yéen a ngi préparé pour que yu mel noonu nga xam ne kenn bëggul sa doom mel noonu ëllëg ngeen koy jéem di dindi ci xale yi bi ñu nekkee ndaw ci école yi parce que jàng ak yar la ñuy wax enseignement et éducation la ñuy wax est-ce que yéen a ngi koy préparé kon. waaw phénomène bi nga souligné boobu man pour man les responsabilités sont partagées école am na ci part de responsabilité état am na ci part de responsabilité parents yi aussi am nañ ci part de responsabilité bu dee wàllu école nag peut-être système bi mën nañ ko gën a développer mais mettre nañu en place ay cours yu nga xamante ni pour loolu moo ko tax a jóg waaw parce que bu ñu waxee ni vivre dans son milieu comme son nom l'indique rek mën nañu wax ni mën na nekk benn solution bu fekkee ñi ngi koy jàngalee ni ñu ko war a jàngalee waaw parce que élève bi dafa war a privilégier dund ci péncam d'abord balaa muy jéggaani beneen pénc mais bu fekkee nag danoo dem ba nga xamante ni yow beneen pénc moom moo la gënal sa pénc bu boobaa responsabilité bi dañuy wax ni état la parce que état moo war a def de telle sorte que sunu pénc yi gënal nu yeneen pénc yi du nu am leneen lu nu envier ci yeneen pénc yi donc loolu responsabilité état la moom mooy def lu nga xamante ni jeunes yi dañ fiy toog waaw dañ fiy toog bu dee parents yi aussi moom mooy ñu moytu seen responsabilité ñu moytu être trop matérialiste loolu parents yi dañ ko war a moytu parce que bu dee yow am rek nga sédd donc loolu pour nga dugal sa ay njaboot ci danger dafay yomb te dañoo nekk ci jamono bu nga xamante ni ak penc bu nga xamante ni presque mën nañu wax ni c'est le matérialisme qui domine presque xam-xam sax nit ñi farataaluñ ko bu lu bare parce que bu dee école liñ lay jàngal lépp pour ëllëg am ñu bari nag loolu la ñuy jàpp li ngay jàng lépp pour am ëllëg la te demewul noonu xam nga xam-xam élèves yi dañu war a jàpp enseignants yi aussi dugal ci boppu élèves yi ni xam-xam boo ko amee donc leneen lépp day ñëw mais ñoom jàpp nañ ni alal daal instant bi moom mooy lépp loolu moom moo nu dugal ci problème yi nga xamante ni moom la ñuy dund ak penc mu xajam mi suñu penc mi moom dafa xajam waaw loolu moom c'est la responsabilité de l'État mooy def lu nga xamante ni penc mi dootul xajam waaw mais bu dee ci système bi am na ay cours comme vivre dans son milieu ay vivre ensemble yooyu bu fekkee jàngale nañ ko ni ñu ko war a jàngalee élèves yi daanu moytu yooyu yëpp. waaw Modou li nga ciy développé am na solo trop bon Tacko TV bi ngi lay jaajëfal di la remercier bu baax a baax ci disponibilité bi di la bàyyi nga wax sa kàddu gu mujj lan ngay dénk sa mbokk jàngalekat yi sa mbokk directeurs yi ak sa doom yi ak sa jarbaar yi nga xam ne ñooy ndongo yi war a door njàng bu bees mi lan nga leen di conseiller ci année bi. waaw maam Khalifa man li may conseiller sama mbokku enseignants yi mooy ñu gën a serrer la ceinture parce que génération
yu bari dañu wekku ci ñun waaw ni ñuy jàngalee tey moom mooy définir ëllëg sunu société ni muy mel donc damay wax sunu mbokku enseignants yi ñu gën a bàyyi xel métier bi ñu gën ko respecter parce que métier bu noble la di former ñi nga xamante ni ñoom ñooy yori ëllëg société bi donc loolu du lu ndaw donc buñ ko defee niñ ko war a defee ëllëg yàlla mën nañu dimbali ba nu am société bu mucc ayib ba nga xamante ni ndaw yi ñoom ñëpp daanu envier seen dëkk ba man fi di toog donc loolu moom sunu responsabilité la ñun enseignants yi di wax aussi élèves yi ñu xam ni jàng yàggul comme ni ko sunu benn oustaz daan waxee jàng yàggul mais ñàkk jàng moom moo yàgg donc ñu def fulla ak fayda ci njàng mi buñ leen joxee ay leçons ñu jàng ko bu baax a baax parce que jàng école ba la ak kër ga bu fekkee da ngay jël leçon école ba te boo demee kër ga doo ko jàng amul njariñ te da ngay perte temps lii sama benn professeur waxoon ni 1 an perdu c'est 1 an de salaire perdu donc élèves yi nañu jàpp loolu ni benn at boo redoubler jàppal ni perte nga atum lëmm bu nga xamante ni da nga ko waroon fayeeku salaire waaw di jaajëfalaat bu baax a baax waa Tacko TV di jaajëfal Maam Khalifa bu baax a baax ci invitation bi di sant bu baax a baax sa ay téléspectateurs am na contentement bu mag tey nekk invité Maam Khalifa. mbokk yi baaxoo woon di suivre suñu émission école ak Maam Khalifa ak si nañ suñu cëppaandaw émission bi di leen jaajëfal équipe bi ñu àndaloon ci émission bi moo xaddam ak suñu mbokk réalisateur yëpp ñu ngi leen di jaajëfal di rafetlu encouragement yeeg ñaan yëpp ñu ngi koy rafetlu yàlla nangu ko di leen jox rendez-vous beneen mardi ak suñu beneen invité fii ci seen chaîne YouTube Tacko TV la lumière du cœur fii rek la fu ngeen dem fu dul fii waxoon naa leen ko fu ngeen abonné fu dul fii Tacko TV yàqu ngeen seen abonnement kon fii rek la mbokk yi ba beneen mardi ak suñu beneen invité fii ci suñu chaîne YouTube Tacko TV jërë ngeen jëf. Grande émission sur votre chaîne Tacko TV. Oui, avec votre émission préférée école ak Maam Khalifa. émission bu mag baa ngi noonu mbokk yi yegg si na yéen a ko doon laaj émission bu mag bi Maam Khalifa di leen koy defal l'école ndaanaan ci biir ndaanaan di ci dalal ay morom yi ndaanaanam. question réponse entre enseignant et enseignant élève et enseignant ay jàngat yu am solo ci biir école yi wante du ca yam di dalal enseignant yi benn par benn ñu jooy li nga xam ne moom moo leen metti wax li nga xam ne moom moo leen naqari biir enseignement bi xanaa leer ne woon na la yow mi doon wër Tacko TV lépp fii lay leeree gaaral nga votre chaîne préférée bul ko fàtte toutes les mardis chargé sa téléphone toog di ko xaar yu doy waar seen émission l'école ak Maam Khalifa yamul ci loolu yow mi nga xam ne seetaan na vidéo bi nga am ci ay question bind ko ci suuf moo xam question yu jëm ci élèves yi la wala ci enseignant yi wala jàngat yu am solo yi ñuy def ci biir daara yi bu ko defee ñu andi la si yeneen émission yoo xam ne yu am solo la kii émission baa ngi noonu l'école ak Maam Khalifa c'est votre chaîne préférée Tacko TV lumière du cœur leeru xol yi